salaamaaleykum mbokk yi donc ñu ngi waxtaan ak yéen ci cadre émission bii di 3 points donc ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm ci seetaan bi ci situation politique nationale bi dama ciy wax juste ci suñu parti mooy Alliance pour la République ndax yàlla def na Alliance pour la République moom moo dee ci suñu xol parce que ci la ñu bokk te aussi dafa di parti boo xamante ne dafa am lu bëri lu mu symboliser dans la marche de la République ñu incarner ay valeurs ànd ak nit koo xamante ne moom mooy incarner valeurs yooyu muy le chef de l'État aujourd'hui le président Macky Sall biñ ko sosee ñu ànd ak moom ci loolu ba heure bi waaye nag parti la te politique lay def donc day am ay moment dans la vie politique day am ay yëngatu am ay jaxasoo waaye li si am solo rek ñun li ñu jàpp en tant que militant parce que ñun suñu engagement militant moo ëpp solo en tant que militant moom mooy décision yi parti bi war a jël taxawaay yi parti bi war a am ci situation nu mu mënti présenté woo parti bi taxawee ko te gis nañ ni dernièrement situation yi am lëmbee bëri coow tout ça gis nañ ni que am na instance su parti bi yoo xamante ne ay instance régulière la muy commission de discipline jóg na jël ay dogal jël ay atte te atte yooyu dañ ciy solidaire ak ñi ko jël muy suñu yeneen camarades yoo xamante ne ñoo ñu fay représenté ak président bi nga xamante ne moom mooy entériner décision boobu noonu ndax loolu nag justifié wu na ndax la ko sookee la ko indi nekk na ay ñaawteef yoo xamante ne ku ne koo xamante ne jotandi nga ci loolu ñaawlu nga ko te war nga koo ñaawlu ndax Sénégal moo tëddee noonu waaye nag ñun parti politique lañ dafa am lu ñu tax a jóg te Sénégal tamit Sénégal la c'est-à-dire que c'est une république te république yàlla moo def ne li ci am solo mooy méritocratie mooy maanaam d'abord li ko lal moom mooy gouvernement la boo xamante ne ñiy exercer nguur gi dañ leen a fal loolu mooy benn démocratie la paline ba moom mooy majorité bi nga xamante ne day prononcé wu ci kenn kooku moom mooy ñëw exercer li nga xamante ne moom mooy li mu proposé Sénégalais yi ñaar yooyu yëpp boo ko tënkee am na yenn yoo xamante ne amatul place foofu ay place ay waaso ay classe ay caste ak yooyu taxul Sénégal aujourd'hui di avancer donc li koy tax avancer moom mooy ku ci nekk rek ci kaw lañ la dénk mu nekk loo xamante ne am nga ca mënin nga wone ci ngóora te nag ni ñu respecté nguur gi ñu respecté ko également kujje gi loolu mooy li nga xamante ne moo tënk Sénégal te ci loolu lañ war a dox mais ay waxante yu bon waxante yu ñaaw sànnante ay ñaawteef loolu ku ko dégg biir Sénégal ak mag yi nga xamante ne ñoo fi dëkk ak valeurs yi ñu incarné ak ñi nga xamante ne ñooy personnage politique yi fi jaar ak seen mën-mën ak seen taxawaay ak seen rafetal loolu képp ku nga xamante ne ni loolu gis nga ko Sénégal ñaawlu ko rek nga mën surtout que nag suñu président li nga xamante ne moom lañ ko jëwee te moom lañ ko taggee mooy ñaar am na yar am na teggin am na dal donc ñu nit ci sillage boobu la ñuy topp ndax loolu dafa bokk ci li nga xamante ne mooy valeur yi suñu parti di incarner kon képp koo xamante ne génn nga ci valeur yooyu jàpp naa ne doon na yoon ñu xëy suba wax la ne xanaa nga seeti feneen waaye fii am na loo xamante ne mënatoo ko fi incarner. waaw léegi bu ñu yeggee ci situation wu mbas mi mooy maanaam affaire wu coronavirus tolluwaay ci àdduna bi changé wu li changé moom mooy approche bi nga xamante ne moom la nit ñi jëlee feebar bi ndax dëkk boo dem fañ jaar fa la Sénégal jaar te nit ñi aussi il faut pas que ñu fàtte ne Sénégal dëkk la ci biir dëkk yi maanaam àdduna aussi sottante xel la ak xalaat ak gis lu rafet feneen nga jël ko am na ñu bëri ñoo xamante ne ci li ñuy def ñun ci la ñu sukkandiku pour asseoir seen plan aujourd'hui de riposte ñun tamit am na loo xamante ne fii lañ ko jëlee am na loo xamante ne dañuy xool ci ay doxin wala ay jëfin yu rafet feneen ñu indi ko agrégé ko
pour que mu donne le bien des Sénégalais li ñu mën a remarquer dernièrement moom mooy processus déconfinement bi am nañu période boo xamante ne état d'urgence lañ nekkoon mobilisation bi autour du fonds force Covid 2019 plan de résilience économique et sociale tey jii nag dañu nekk ci beneen étape boobu moom mooy te président prononcé na ko ci discours bi nga xamante ne moom la prononcé woon le 11 mai prononcé waat ko ci discours bi nga xamante ne moom la mujjee prononcé muy son dernier discours bi indi le déconfinement ak la levée de l'état d'urgence mooy que il faut que ñu mën a xalaat suñu koom-koom naka lañ koy suqaliwaatee parce que laata épidémie bi di ñëw suñu croissance dafa am benn trajectoire bu mu jëloon maanaam am na yoon bu mu jëloon te yoon boobu noonu yoonu kaw la woon jékki-jékki mbas mi wàcce ko lu bëri nu ñuy def nag léegi ba booster waat ay yenn secteurs yi yenn pàccu koom-koom yi nga xamante ne ni bu ñu ko cawee xëy na peut-être dana mën a yëngalaat koom-koom gi ak économie bi ba pare ñu mën retrouver suñu croissance je pense que ci liggéey boobu la ñuy liggéey waaye nag dañu libérer nit ñi tamit te bu ñu libérer nit ñi mën nañu yaakaar ne mbas mi jóge na fi waaye feebar bi jógewu fi de mi ngi fi donc dañu war a lucide war a xoolaat suñu bopp gën a taxawaat encore ci suñu ay comportement mesures barrières yi ñu di ko respecter gën ko respecter sax laay wax mais nag li ci am moom mooy léegi kenn dootul contrôler kenn police dootul nekk ci ginnaaw kenn amatul état d'urgence amul état boo xamante ne ñu ne la telle heure ci ngay tëdd kon président dafa woote responsabilité individuelle ak responsabilité collective kon ñu nit loolu war nañ ci gën a ñaaxaat population yi war ci gën a waxtaanaat ak sénégalais yi te ñi nga xamante ne jiite nañu ay kuréel wala ñu jiite ay kër wala ñu jiite ay këru liggéeyukaay war nañu bañ a fàtte ne mbas maa ngi fi feebar baa ngi fi et que port de masque bi c'est obligatoire dañu war a chaque fois jàlle nit ñi ci ay thermoflage pour mën a xam température yi nga xamante ne war nga jaxasoog nit ñi di raxas suñu ay loxo booy sëqat di ko def ci sa paxu loxo dégg nga ba pare boole ci di respecter distance bi nga xamante ne mooy distance sociale yi mooy maanaam loolu yëpp am na solo te war nañ ko di gën di def loolu daal la amoon lu may wax ci mbas mi di wax ne daal war nañu encore redoubler de vigilance waaye ñi ngi rafetlu président mesures yi nga xamante ne jël na ko de manière économique waaye mesures yi nga xamante ne aussi mi ngi koy def ci wàllu relance bi ci secteurs yi nga xamante ne moom mooy secteurs yi gënoon touché waaye secteurs yi nga xamante ne aussi ay secteurs porteurs lañ. waaw xam nga ñun Tamba dafa bokk ci ñun ndax dañ faa juddoo ba pare boole ci mu sax suñu biir xol loolu mooy ñaari points yi nga xamante ne moo tax luñ cay def rek dañ ciy ànd ak xër ñun dañoo am yéene ci Tambacounda ndax dañoo jàpp ne lu ñu am rek Tamba moo ñu ko may moo tax ñu am engagement bi ñu am ni depuis juróom-ñetti at ci wàllu politique parce que amoon nañ ko ci yeneen pàcc maanaam musuñu gis suñu ay mbokk waa dëkk ba di jooy lu ñu am ñu leen koy xañ kon bu ñu demee ba ànd ak ñoom ci politique maanaam am objectifu fexe ba am lu ñu téye mu doon un organe de décision boo xamante ne lañ cay def lépp seen njëriñ la kon am na solo ñu koy def ak engagement man day wax naa ko depuis le temps nee naa politique dafa am àpp te man ñaan naa yàlla fukki at ci kanam man ay mbirum politique ñi nga xamante ne ñoom laa àndal ñu gën cee féete ndaw nga xamante ne mën nañu continuer boobu œuvre ñu continuer ko mais man yaakaar naa ne fii ak fukki at man danaa jéem a defi leneen lu dul xëccoo ci politique. jàpp naa aussi ne suñu génération dañu war a organiser wu pour que li nga xamante ne mooy suñu devoir ci société bi ñu def ko te loolu ancrage politique local mooy li nga xamante ne moo ci gën a jublu. ñun moo tax ñuy sonn di ànd ak suñu ay morom di def ay plan ak suñu ay morom di xeexal suñu gox ndax nag essayé nañu génération yëpp gis nañu résultats yi nga xamante ne moom la joxe donc nous allons prendre nos responsabilités jusqu'au bout def suñu engagement ni nga xamante ne noonu la waree def ko ak fulla def ko ak fayda loolu mooy suñu devoir te tamit di rafetlu parce que Alliance pour la République suñu parti Benno Bokk Yaakaar suñu coalition yàlla def na ñoom it Tamba ña nga fay def liggéey bu rafet boo xamante ne population bi yëpp salué nañ ko mais terewul homme politique sa engagement warul yem ci simplement
politique maanaam jokkalante ay kàddu ci politique ak yooyu dafa am loo xamante ne sa engagement citoyen la la dernière fois man bu ngeen ma gisee ma dem poste de santé bi nekk plateau sama koñ engagé fa ay travaux c'est parce que jàpp naa ne loolu sama devoir la loo xamante ne am naa ko rek war naa ko mën a partager avec les voisins mais sans pour autant que mu doon loo xamante ne dama koy fésal toujours wala ma koy utiliser politiquement wala yooyu man moo tax action yu bëri yoo xamante ne dama koy def si biir daara yi wala si biir jumaa yi wala même dans la santé quelquefois lu si bëri du ma ko bëgg a fésal parce que damay trouver ne que après dafay mel ne da nga koy politiquer wala yooyu alors que au fond bu ñu ko analyser ba si ginnaaw sa wareef rek nga def envers population bi nga xamante ne ñoom it saa yoo leen woowee ñu wuy si la donc situation mi ngi noonu am na ay échéances waxaguñ si mais ñun foo ñu fekk rek comme ni ma doon waxee sànq dans la situation politique nationale ñun dañu jiital suñu parti si lépp ñu te joxe nañu cër boo xamante ne am na sax ñoo xam ne ñun ñoo leen jiitu ci parti bi mais tey ñoom ñoo ñu yilif ci biir parti bi parce que nangu nañu kilifteef loolu amul solo àdduna moom kiy jiite ak kiy jiitu kooku yàlla moo ko xam waaye nag chaque fois dafay dëpp du doon loo xamante ne dafay mën a pérenniser wu dans le temps donc ñun bokk nañ ci ñi nga xamante ne loolu dañ koy nangu c'est la volonté loolu mooy benn ñaareel ba moom donc su fekkee ne décision dafa war a am ñu war a accompagner wala ñu war a dem dans des joutes électorales xëy na configuration locale bi le fait que élection locale tax na lu configuration bu différente la que élection nationale boo xamante ne nii benn nit la ñuy votel wala benn liste moo tax composition yooyu dañ koy xoolaat waaye nag lépp dañ koy def ñun dans le cadre du respect de la discipline de notre parti ak li nga xamante ne mooy règle yi parti bi teg ak li nga xamante ne mooy charte yi nga xamante ne kilifa gi ñuy àndal muy suñu xalif général ci politique finalement moom tamit moom lay teg ñun ci yooyu la ñuy dox waaye nag en interne dañuy liggéey ba nga xamante ne choix yooyu dañuy jàpp ne dañuy bëgg tendance bi xëccu vers ñun ñu bokk ci choix yooyu parce que jàpp nañ ne ñun ñooy génération bi nga xamante ne tey jii nii ñun ñoo war a def suñu ay preuves ñun ñoo war a joxe suñu doole ñun ñoo war a joxe suñu kàttan ñun ñoo war a dem au charbon pour les Tambacoundoises et les Tambacoundois.